waaw xam naa damay ñëw dal di barkeelu ci laaj bi nga xam ne moom nga dal di laajte donte borom xam-xam yi ñoo ngi ci groupe bi fees nañ fi lool bokk naa si ñu fi gën a néew xam-xam est-ce que sax am naa ko maa ngi koy sakku daal incha allah Seydina Ababakrin Diallo alquranul karim buñ si waxtaan faw ñu bàyyi ñi nga xamante ne ñooy boromam faw ñu bàyyi ñi nga xam ne ñooy idlul quranil karim ñu dal di ñu wax lam mooy jubluwaayu alquran yàlla def na ne kilal fariqayn ittafaqa ala anna alqurana allahu subhanahu wa ta'ala saanahu ñun ñëpp a déppoo ne que alquranul karim yàlla suñu borom def koo dal di sàmm nan la ko sàmmee loolu mën nañu ne ci ndogalam amul lenn lu mënul nekk waaye ci loolu tamit dal dina ko def ci xol doomi aadama yi nga xam ne ñoo gën ci lu yàlla bind ndaxte xadiisu saqalayni daf koy dal di wone dégg ngeen maanaam ahlul bayt ak alquranul karim duñu musa tekkaloo innahuma ñaar yii nii lan yaftariqa hatta yarida alayya alxawd ñaar yi dul musa tekkaloo nag ñoom ñaar ñoom ñooy xamante dégg ngeen ahlul bayt alayhimu salaam ku wootewu xam alquran rek daanaka ahlul bayt ñoo la ko gën a xam parce que ñoom ñooy idlul quran saxul fenn keneen mooy idlul quran lu dul ahlul bayt aaya yi nii dañoo doon ay aaya yi nga xam ne dañoo kéemtaane ci alquranul karim lu si mel ni wa fadaynaahu bi zibhin azim dégg ngeen ak lu si mel ni yàlla fu muy wax ak yonente bi ci suratul qalam suma juumul wa innaka la ala xuluqin azim gis ngeen ak lu mu mel ni am na feneen fu yàlla di waxaat ni marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzakhun la yabxiyaan aaya yi ma leen wax ni yépp ahlul bayt alayhimu salaam ñoo fa fees dellu toog ndeysaan waaye dinañ ñëw dal di ko faram-fàccee ci lu ñu ko temps bi dal di may ndaxte dama xaw a jàpp bu baax a baax insha allah taala Seydina Ababakrin Diallo di kontaan bu baax ci laajte bi nga laajte alquranul karim comme num ko nëbbuwul ci ñu bëri ci ñun alquran dafa am zahir am batin am lataif zahirul qur'ani buñ ko xoolee ci wàllu lu jëm ci laajte boobu dañuy dal di naan kabsu maanaam ab kuy la yàlla dal di andil yonente bi loolu nag riwaayaat yi ñoom ñoo koy dal di wone am na ay riwaayaat ci ahlul bayt yoo xam ne tamit da ngay gis ne dañoo ne ab kuy ñëwoon na waaye ñu bari ci ñi nga xamante ne dañuy weral ab xadiis ci ahlul bayt ñoom jàppeewuñ ko noonu waaye am ñenn ñuy jàppee ko ala zahiriha waaye kon nag alquran du ci zahir rek baatin bi tamit ci la moo tax il fallait que ñu dal di seetlu loolu bu baax a baax am ay ahadis yu ñëw ci ahlul bayt alayhimu salaam nekk ci téere hadis yi ñu dal di wax ni que wa fadaynaahu bi zibhin azim boobu luñ ci jublu kan la mooy imaamul Xuseyn salaamullahi alayhi waaye loolu avant ñu ci ñëw pour nit ñi mën a comprendre rek surtout ahlul mutasawifa ñenn ñi nga xam ne dañoo bokk ci suuf yi lii ñu leen di wax nii du doon luy jafe ci ñoom lu tax parce que defe naa ne kilifa yu bëree ci diine bi te nekk Sénégal ñoom boo leen ne tey nañ la firil marajal bahrayni yaltaqiyaan baynahuma barzakhun la yabxiyaan maanaam ñaari géej yi géej bi nga xam ne géeju xorom la ak géej bi nga xam ne du géeju xorom géeju ndox bu set bi la ñu dal di tafe seeni diggante am na ab barzax am na ab kii bu fa nekk barrage boo xam ne ñoom ñaar ñëpp benn du départ dal di dem ci beneen bi tokk ndox du fa dem ci zahir am na gis nañ ko ci zahir waaye nag ci baatin laa ci leen ahlul mutasawifa yi xawlee ngeen di laa ci siit yi sax ñoom ñëpp dañ lay dal di naan géeju kan ak kan la sayyidatuna Fatima ak imam Adi dégg ngeen
baynahuma seeni diggante barzakhun kooku di kan di rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. donc lil qur'ani zahirun wa batin, al qur'anul karim dafa am zahir am loo xamante ne batin la, bal yàlla suñu borom sax zahir la, ku feeñ la, waaye nag li shiddati zuhurihi la naraahu, dafa feeñ ba mu ëpp feeñ boobu moo tax mënuñu koo gis. dégg ngeen léegi bu ñu demee ci marajal bahrayni kii boobu nu mu tuddati ci wa fadaynaahu bi zibhin azim, avant ñu koo wax il faut ñu dal di def istiqra taarixiya boobu daf ñuy dal di jegel maana bi nga xamante ne mooy maana bi téere borom xisaal bi dal di andi, suma juumul di alqummi. Seydina Abu Bakrin ñun ci ahlul bayt alayhim assalaam bu ñuy jàng suuratul fajri dañuy dal di naan wal fajri wa layaalin ashrin wash-shaf'i wal watri. yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala moo ngi foy waatee fajar ak ngëneel yi nga xam ne ñoo ci nekk. yàlla suñu borom dagan na ci moom mu waatee ci lépp li nga xamante ne bind na ko ndax wone màggaayam, wone mbir yi nga xamante ne moo ci nekk. waaye yàlla yemu ca de, yàlla dal di ne wa layaalin ashrin, moo waaw boobu waawul qasam la, moo ngi waat tamit ak 10 nuits yoo xamante ne mooy yan layaali, mooy layaali zul hijja, te moom la ñuy jublu fan yii nii rek suma juumul tey la 24 zul qaada. donc zul hijja yàggatul ñëw bokk ci ashhurul xurum yi nga xamante ne moom la ñuy ajee makka. yàlla suñu borom dal di ne wa layaalin ashrin, maa ngi waat ci 10 nuits yooyu dal di nekk ci mois zul hijja di mois bu ñuy aj. 10 nuits yooyu lu tax yàlla suñu borom dal di ko waate, ndaxam yàlla dafay waatee ci nii kese wala am na li nga xamante ne moo fa amoon. kañ am na li fa xewoon ci layaalul ashri yooyu noonu la yàlla suñu borom subhanahu wa ta'ala dal di santaane ki nga xam ne moo nekk xalilam, moo nekk xaritam di yonente yàlla Ibrahim di abul anbiya, bal sax ki nga xamante ne moom la ñuy wax ne bu doon yonente bi am na sëriñ mooy doon sëriñam, waaye nag yonente bi soxlewul sëriñ, waaye loolu ci zahir la ñuy wax. ndax wattabi abi xawma millata abika Ibrahima suma juumul nga topp sa bàyyi, topp boobu noonu moom mooy sëriñ, te sëriñ luñ koy njëriñoo mooy topp, waaye loolu ci zahir rek lañ koy dal di wax. sinon yonente bi amul sëriñ, yonente bi yàlla rek moo ko mën a xamal, kenn mënu koo xamal lu mu xamul. moom yonente yàlla Ibrahima bis yooyu la ko borom bi dal di digal ci maanaam mu digal ko na dal di dem ren di doomam. dégg ngeen yonente yàlla Ibrahim temps yooyu amul woon ab doom lu dul doom Ismaïl salaamullahi alayhi, te moom yàlla def na ne am na ay âge yu kawe. doomam Ismaïl moo ngi doog a presque buy majeur, moo ngi doog a majeur, maanaam xale bu ndaw la woon. et pourtant ki nga xamante ne musuloo am doom, nga yàlla dal di la wërsëgal ab doom, nga dem ba màgget mu wërsëgal la ab doom, xoolal ma yow mbëggeel bi ngay am ci sa doom jooju doo ko bëgg a perte. waaye yàlla bëgg a nattu imaanu yonente yàlla Ibrahim fan la toll. dégg ngeen mu ne doom ji nga xam ne moom kete nga am te bëgguloo, presque amul lenn li nga bëgg ci àdduna bi ëpp kii nii, kii teral ko ren gi. yonente yàlla Ibrahim dal di yeew. dégg ngeen mu dal di wax ak yonente yàlla Ismaïl di doomam ne ko doom de man de gisee naa ko nii, loo si wax. yonente yàlla Ismaïl moom it ndeysaan macha allah mu dal di tontu papam, yaa abati if'al ma tu'mar, yow sama papa defal li nga xam ne moom lañ la digal. man de sa tajiduni insha allah min as-sabirin, man de dig ma fekk si aj muñkat yi laa dal di bokk. gannaaw loolu yonente yàlla Ibrahim salaamullahi alayhi ni ko alquran dal di expliqué, falamma aslama wa tallahu lil jabin, mu dal di ko teral bu ko rendi, wa naadaynaahu an ya Ibrahim, ci la ko yàlla suñu borom dal di woo yow yonente yàlla Ibrahim dëgg fa yàlla nag matal nga, wallahi matal nga, qad saddaqta ar-ru'ya, matal nga dëgg inna kazalika najzil muhsinin. noonu la ñuy dal di fayee ñi nga xamante ne dañuy dal di rafetal gëm yàlla am ihsaan, mooy ñi nga xam ne dañuy jaamu yàlla mel ni ñoo ngi koy gis, buñ ko gisil ñoom ñu xam ne yàlla moo ngi leen di gis. anta abudallaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraaka, loolay ihsaan. yàlla dal di ko ne inna kadhalika najzil muhsinin, yow yonente yàlla Ibrahim, donc martabatul ihsaniya.
gannaaw loolu yàlla daal di ko ne wa fadaynaahu bi zibhin azim zibh azim boobu noonu ñun ñu wax ne ci ahlul bayt ñu si ëpp ci ñun dañoo jàpp ne mooy lan mooy imaamul Xuseyn alayhi salaam loolu nag lu koy firndeel ci hadis yi bëri nañ dinañu ñëw ci loolu si beneen audio bu soobee yàlla insha allah taala. xam naa bu ñu xoolee yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ay ngëneel yu bëri ay mbir yu kéemtaani yu doya waar yoo xam ne wax na ko ci imaamul Xuseyn salaamullahi alayhi mbir yoo xamante ne laa ilaha illa allah jéggi na dayo bokk na ci yooyu rek mooy ko moom yonente bi bis nee na imaamul Xuseyn kulluna sufunu najaati lakin safinatu lxuseyni awsa'u wa asra. Nous tous, on est des bateaux de sauvetage, mais le bateau d'Imam al-Hussein alayhi salam est le plus rapide et le plus large. ñun ñëpp ay bateau sauvetage lañ waaye bateau Imam al-Hussein a gën a yaatu waaye gën a gaaw tamit ci yërmande ci tawassul ci lépp. loolu benn ñaareel bi te moom mooy mahallu niqaashina wa mahallu kalaamina mooy lan yonente bi dafa dal di wax Imam al-Hussein Husaynun minni wa ana min Husayn ahabba allahu man ahabba Husayna Husaynun sibtun min al asbat. ya rasul allah ñun xam nañ ne Husaynun minka xam nañ ne Husayn ci yow la jóge parce que Husayn moom mooy doomu imam Ali Husayn moom mooy doomu sayida Fatima te sayida Fatima sa dogit la badaatun minka idan Husaynun minka fa hada maalumun ya rasul allah. waaye nag yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yow mi nga xamante ne yow la yàlla dal di tagg ci suratul qalam wa innaka la ala xuluqin azim yaa ngi nekk ci xam nga ñu bëri dañuy firi ne yonente bi dafa am jikko ju rëy ju rafet déedéet bal yonente bi moo kuwaape la ala yaani fawqa bépp jikko ju rafet ci côté yépp di zahir ak baatin yonente bi moo kuwaape lépp yonente bi nga xamante ne yàlla dal dina ko def wasful azamati foofu mu dal di wax yonente bi ci boppam dal di ne wa ana min Husayn. donc imamul Husayn c'est quelqu'un qui est très grand. donc wa ana min Husayn boobu ça signifie quoi wa ana min Husayn boobu rëy na wa ana min Husayn boobu màgg na wa ana min Husayn boobu jaaxal na nit ñi waaye boo ñëwee ci ñii di jàngale ci ahlul bayt ñu daal di ne wa ana min Husayn mooy maanaam yonente yàlla Muhammad budul woon imaamul Husayn budul woon nekk imaamul Husayn budul woon juddu imaamul Husayn moom yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom it ñëwam du am lu tax nekkul ne imaamul Husayn moo waral yonente bi am déedéet yonente bi moo waral lépp dal di am waaye lii yenn mazaaya la lii xusuusiya la bu ñu jagleel imaamul Husayn du afdaliya yonente bi moo gën lu ne waaye lii lum ñuy delloo mooy qadiya taarixiya bi fële wa fadaynaahu bi zibhin azim. xam ngeen yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom mooy ibnu kan moom mooy ibnu abdillah ibnu abdil muttalib ibnu hashim ibnu abdu manaf ibnu qusay ibnu kilab ibnu murrat ibnu kaab ibnu luay ibnu ghalib ibnu fihr ibnu malik ibnu nadar ibnu kinana ibnu khuzayma ibnu mudrika ibnu nidar ibnu maad ibnu adnan ba da ngay dal di continuer ba nga yegg ci yonente yàlla ismail salaamullahi alayhi di doomu yonente yàlla ibrahim waaye yenn sunniti ñoom dañuy naan kaddibu man tajawaza adnan fen looleen képp koo xamante ne dal dina romb adnan lu tax parce que ñu bëri ci ñoom gëmuñu ne yàlla dafa dal di wax ci alquran wa taqallubaka fi sajidin ñoom dañoo gëm ne yàlla suñu borom ñoom yonente yi mun nañ ñëw ci kenn koo xamante ne du jullit déedéet bépp yonente boo xamante ab yonente la fépp fu muy munta jóge jullit lay doon kooku jullit lay du am benn waajuru yéeféer du am benn maamu yéeféer wa taqallubaka fi sajidin ñii di sujoodal yàlla di kennal yàlla dégg ngeen yonente yàlla ismail yonente bi ci moom la jóge yonente yàlla ismail di doomu ibrahim bi maana bis boobu nga xamante ne yàlla suñu borom nee na yonenteem ibrahim salaamullahi alayhi na dal di ren di doomam
bis boobu bu fekkonte ne rendi woon nañu doomam rendi woon na doomam yàlla bàyyi na ko mu dal di ko rendu donc rasulillah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nasluwam du am te yàlla nag dal dina wax depuis ci azal que naslu yonente bi day ñëw que yonente bi moom mooy doon xaatamul anbiyaai wal mursalin wa sayyiduhum wa imamuhum wa yani wa qutbuhum wa kullu shay binnisbati lahum donc est-ce que yàlla dina bàyyi ñu dal di rendi kii nga xam ne moom mooy Ismaïl bi nga xam ne moom mooy maamu rasulillah yonente bi foofu la famiyam bi dal di soqeego déedéet yàlla dal di ko remplacer الذبح العظيم دي إمام الحسين سلام الله عليه بمعنى وجود الحسين شرط لوجود رسول الله لأنه في ذاك اليوم لو قتل إسماعيل لما كان هنالك نسل لرسول الله دنجن وإنما فديناه بالحسين لكي يكون هنالك وجود لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع أنه بعد الله سبحانه وتعالى أشرف الكائنات ممو جناو يالا نيب ويليني دو أفضلية بني جوه إمام الحسين خصوصية دنجن xamna lolu bokku na ci firi yi nga xamantene dañ ko koy firé mom ki bobu non moy wa fadaynahu bi zibhin azim bobu ma ñew ci benen audio donc wala yaalin ashrin boobu sànq ñu dal di wax moom mooy layaali ashru zilhijja yàlla dal di continuer wax ni wa shafi wal watri ñu bëri dal di ne mooy shafa gu wetar bu ñuy julli si salaatul layl dal di ko tëjee dégg ngeen taalibe yi nga xam ne ñoom ñëpp a bëgg a am texe àdduna ak àllaaxira borom xam-xam yëpp nee nañu salaatul layli buñ ko sàgganee ñu bëri nag dañuy foone ash-shaf'u wal watru boobu nga xam ne moom la ñuy tëjee salaatul layli ñu bëri dañuy ne moom lañ sa jublu déet ñun ahlul bayt ñu dal di ne wa shaf'i wal watri ash-shaf'u ci luga arabiya mooy double al watru mooy benn yàlla dal di ne wa shaf'i wal watri gaay dal di ko firi ñu ne wa uqsimu ay uqsimu bi layaalin ashrin uxrayatin dimna allayali al ashri al ulayat ala wa hunna layali ashri muharramin al haram maa ngi waat ci yeneen fukki guddi yoo xam ne dama koy dal di boole si fukki guddi yi njëkk yu ma njëkk a waatee di fukki guddi yu ma njëkk a waatee di zulhijja ma boole si yeneen guddi fukki guddi yooyu moom mooy muharram di fukki guddi yi nga xamante ne dal dinañu faagaagal dal dinañu buntu xatal dal dinañu tuuru deret setu yonente yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam di imaamul Husayn ak ñi nga xamante ne ñoo àndoon ak moom donc loolu daf lay dal di won ne que l'histoire yonente yàlla Ibrahim salaamullahi alayhi ak imaamul Husayn dafa am lu bëree bëri loo xamante ne da ciy lomosu da ciy ànd ba tax na moom imaamul Husayn aujourd'hui moom la yàlla suñu borom dal di bëgg shaa allahu an yaraahu qatilan ndaxte hadis yi ñëw na moom la yàlla suñu borom dal di bëgg ñu gis ñu dal di ko teral ren di ko minal waridi ilal warid mu dal di nekk sacrifice bi nga xam ne mooy tax l'islam bi nga xam ne mooy l'islam muhammadi al asil di diine bi nga xamante ne moom la suñu maam Ibrahim salaamullahi alayhi tamit yoroon moom la suñu yonente yàlla Ibrahim dal di yoroon l'islam boobu dal di des imaamul Husayn dal di sacrifier boppam joxe boppam pour l'islam dal di des ndax kat bu leen fàtte dañuy dal di naan al islaamu l'islam bi muhammadiyul wujudi yonente yàlla Muhammad tax mu dal di ñëw alawiyul istiqaama bi tax mu dal di jóg imam Ali la si jaasi imam Ali kenn werantewul ne imam Ali du moromu kenn si wàllu guerre yi du moromu kenn si guerre yi moom lañ doon wuyu si côté yépp bu saay bu demee ba metti donte nag moom imam Ali am na supérieur mooy yonente bi parce que ñoom dañoo ne kunna iza shtadda bina al wata iltaja'na bi rasulillah sallallahu alayhi wa ali bu ñu demoon ba guerre bi dal di metti dañ doon dem fattu si yonente bi donc yonente bi du moromu kenn mais après moom imam Ali du moromu kenn si guerre yi donc wa alawiyul istiqama après ñu daal dina wa husayniyul baqa waaye ki tax l'islam bi nga xam ne moom mooy objectif prophétique prophète yépp moom ñoom looloo tax ñu dal di ñëw pour saxal ko ki tax mu dal di sax ba faw mooy imaamul Husayn te loolu sacrifice boobu nga xamante ne moom lañ ko dal di def foofu zuuru Karbala ñu dal di ko fa faagaagal mu dal di wax boromam bis boobu allahumma ida kaana hada yurdik fa xud hatta tarda la ilaha illa allah yow sama borom bu dee lii
gërëm nga ko lii bu nekkee moom mooy li ngay gërëm ci man jëlal ba nga daal di gërëm ma yow sama borom ci yoon bii nii subhanallah. donc imaamul Husayn moom du kenn, imaamul Husayn salaamullah alayhi c'est notre phénomène zahiratun uxra mënuñu koo xam, lu ñu xuus ci moom duñ ko mën a xam, dañuy dal di cof as tuuti rek insha allah. xam naa léegi damay mujjee dal di andi hadith yooyu dal di ko teg ci penc mi. Husaynun minni wa ana min Husayn loolu réeréewul ñu bëri, waaye ak fi nga xamante ne nee nañu bokk na ci lu muy firi wa fadaynaahu bi zibhin azim yaani bil imam al Husayn alayhi salaam, ma dal di ko teg ci penc bi dal di fa wàccee barke. wassalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. allahumma salli ala muhammad wa ali muhammad.